ñi ngi nuyu mbokki Tivaouane di nuyu mbokki Bouleyda di nuyu suñu chef de quartier moo toog ni suñu wet di nuyu kilifa yëpp waaw ñun Bouleyda ñoo woote woon tey di am ay leeral yu leen bëgg andil ndax umpulawu leen ni umpulawu le 21 janvier passé fii ci Bouleyda waaw yéen ñëpp xam ngeen le 21 janvier 2021 passé dañoo xëy benn waay bu ñuy wax Samba Seye andi ay bulldozer ñëw toj fi ay kër boobu ba tey population bi waxuñu ci di tax ñu xaar ba tey ñu ciy door a leeral boobu ñu ngi gëstu ba xam lan moo waral loolu ndax moom yàlla dogal na nee na ay kayitu tribunal la yore moo tax mu am sañ-sañu toj ay kër fii biñ jugee ba gëstu affaire bi jaaxal nañu parce que li ñu gis jaaxal nañu trop lan moo tax mu mën a ñu war koo jox ni dëgg ni moom fii yàlla dogal nañ dem nañ urbanisme gis nañ kayit yaa ngi nii biñ demee mairie Tivaouane jot nañ kayit yi mi ngi nii dem nañ Kadars jot nañ kayit yi dem nañ Seriflo jot nañ kayit yi waaw ñoom ñëpp wan nañ ñu plan sax amu ko ñoom wan nañ ñu plan sax amu ko yàlla dogal nañ mu toj fi ay kër yu bari yoo xam ne am na ci kër yu ko tribunal jox dëgg yàlla dogal na mu toj ay kër yu bari ni mu ko joxee dëgg nag loolu lijjanti nañu ba xam ni lan moo tax mu tribunal jox ko dëgg waaw parce que yaakaar nañu lotissement irrégulier kenn mënu cee daan kenn sama ci lin suñuy gëstu waaw yàlla dogal na dem nañ ci commissaire parce que dafa amoon benn agent bu fi nekkoon ñaari fan ñett fan bu kenn dee mool fi rek mu daw dugg si ñëw ni jàpp waa ji yóbbu ñun ñu dajaloo dem ci commissaire bi ñu demee ñu waxtaan ak moom mu ñu wax ñu kan la ñu expliquer ko mu ne waa kon baax na yàlla dogal na ne booba jamono jooju gisatuñu ko yàlla dogal na ñu toog ay temps gisatuñu ko mais ba bërki démb yàlla dogal na kenn dellusiwaat fii bi mu ñëwee ñu def délégation man ak Papa Moussa Ñing ak Mansour Gueye dem nan bureau toog waxtaan ak moom mu xamal ñu ni parcelle bi moom moo ko moom policier bi mu xamal ñu moom parcelle bi loolu nag wax dëgg yàlla dinañu jaaxal trop ko nga xam ne moo daan ñëw daan gàddu nit ñi di yóbbu di jàpp di yóbbu ba tey mu ñëw wax nit non parcelle bi kan maay borom loolu dinañu jaaxal lool léegi nag dugal nañ suñu plainte loolu ñu ngi ciy dox di déglu procureur incha allah ci kanam dootul yàgg dinañ ci am firnde mais ñi nga xamal ni mbokki àdduna surtout Tivaouane lotissement irrégulier yaakaar naa ni kenn du ci daan nit sama xalaat bu gàtt te ki ñuy wax Samba Seye moom ay kayit la yor ay kayit boo demee da ngay gis mu yor kayiti mairie da ngay dem gis mu yor kayiti Seriflo bi ñu demee somme nañ leen ñoom ñëpp kenn ku ne xamal ni ñu amu fi kayit amuñu maanaam foofu ay lotissement irrégulier la foofu Bouleyda amul lotissement ñu dem urbanisme ban na wax ñu la même chose foofu amul lotissement irrégulier la kon lotissement irrégulier am na ñun ci daan ba toj ci ay kër am na ci ay kër yuñ fi toj ci dëkk bu toll ni Tivaouane ñu jël ay kër di ko fi toj yii ci la bokk muy sunu benn mbokk bu dëkk Fooñi bii këram la dañ ko toj yii ak yeneen ay maanaam ay caaxaan yoo xam ne kenn mënu la wax lépp parce que am na ci benn kër boo xam ne ab ruq la woon ci tool bi matul parcelle numéro 94 moom Samba Seye moo ko jaay ku ñuy wax Moussa Mbaye bu ma juumul kilifa yi ne suñu ginnaaw xam na ni benn parcelle maanaam benn lotissement mënta am ñaari 94A benn lotissement bu ma juumul mënta am ñaari 94A dem na ci tribunal ak benn numéro 94A ba jël ko ba tribunal jox ko ca 94A bii ngeen gis bii 94A bii Samba Seye moo ko jaay ku ñuy wax Moussa Mbaye muy 94A diggante ñaari parcelles yi matul 80 mètres 94A bii ak 94 bi mu yóbbu tribunal muy 94A encore matul 80 mètres ci benn ñaar yëpp di 94A kon loolu mënul ne ci benn lotissement ñuy interpeller autorités yi dëkk bi parce que buñ teelut a jóg dina ëpp loxo parce que ñun Tivaouane la ñu am ñun Tivaouane la ñu xam Tivaouane la ñu dëkk amuñu lu ko ëpp ba lu nu yor ci àdduna rek dañuy jàpp ne Tivaouane rek lañ ko mën a dugal
moo tax sunu fukk ak sunu ñaar fukk la ñuy dajale fukk ñaar fukk jënd fi parcelle jënd commencé ci am ay jafe-jafe yoo xam ne nit ñaa ngi seetaan nag mi ngi bëgg a ëpp buñ ci jógul dinañ ci doxe neneen parce que yàlla dogal na bi ñu amee dossier yi ñu ngi dinañ saisir tribunal ci ay faux usage de faux Samba Seye ay kayiti caaxaan rek la yor bi mu defee tojee fii am na benn PMC defoon na benn kii ci moom interview dégg ngeen la mu wax damaa dem Serif Lo gis kayit bi dem naa Pambal gis am naa kayit bi Pambal ñu jaar fépp ñun duggaat nañ fépp ñoom nee nañ loolu c'est pas vrai amul benn registre boo xam ne am na fa boo xam ne lotissement bitiw la kon loolu lépp ci ay caaxaan la ko wax kon ñu ngi interpellé kilifa yi dëkk bi di leen waxaan nan bàyyi xel Bouleyda parce que Bouleyda ci la bokk loolu nañ ci bàyyi xel ni ñuy seetaane Bouleyda ëpp na benn courtier te am na complice bu ñuy wax Habib Kébé am na benn complice am bu ñuy wax Habib Kébé yow ñaari terrain laa fi am ba tey jii kenn ñi mënut a jënd Bouleyda kër Tivaouane sax laa kenn ñi mënut a fay jënd kër parce que kenn na fi nekk koo xam ne sonal waa Tivaouane gépp muy menum Samba Seye nan ci wut pexe bu dul loolu ñun dinañ ci wut suñuy pexe yi bopp parce que mi ngi bëgg a ëpp ñun ñi ngi bëgg a sonn ci benn nit boo xam ne ñëw di andi ay jafe-jafe yoo xam ne ci benn koñ boo xam ne nit ñi dañoo dajaloo ci rek kenn ku ne dem loo am sànni ko fa ñaan yàlla dëkk Tivaouane rek ñu ci bëri fii Dakar lañ dëkk am na fi am na ñoo xam fu ne lañ dëkk ci Tivaouane waaw man mii di wax ak yéen kër Baba Alima laa dëkk fa laa jógee ñëw sanc fii tabax fi sama kër mais ak yeneen kër ak yeneen yoo xam ne waa ji teg na ci loxo ci ay caaxaan ci ay faux usage et faux parce que kenn ku ne xam na ne Tivaouane bu ñu doon xool koñ yi fi am lotissement matul ñaar wala ñett moom doo ko wax waaw kon nan xoolaat nit ñi ni Samba Seye di doxale ak waa Bouleyda autorités yi dëkk bi jóg ci wax ci sëriñ Babacar Sy Mansour lii du jaaduwul mukk muy am Tivaouane ñu ngi lay interpeller sëriñ si yëpp rek parce que am na ñu jàpp ne sax sëriñ see ko dooleel am na ñu jàpp loolu te ñun xam nañ li xew Samba Seye jaay na fi ay këri sëriñ waaw yooyu ñun xam nañ ko dëgg suñu tànk kon nañ leen taxawaat xoolaat ñu ngi interpeller kilifa yi dëkk bi di ci jiital sëriñ Babacar Sy Mansour parce que sa njaboot doo nga fi ne Bouleyda gi sa njaboot rek ñoo fi nekk waaw bi ñu jaaxlee ci tur dañoo dem Al Amine jox ñu tur kon ñi ngi sàkku waa dëkk bi ñu jóg xoolaat affaire yi ñun Samba Seye bëgguñu ku ñu négocier loo ak moom parce que xam nañ ci lim nekk waaw xam wut na ay kayiti caaxaanam ci ay caaxaanam ba dem nax tribunal jox ko ci dëgg mais loolu incha allah dinañ saisir tribunal léegi parce que yàgg na nag quoi affaire bi yàgg na mais bëgguñu woon a toog di wax ak presse bi te xamuñu fu ñuy teg suñu tànk loolu rek moo waraloon affaire bi dem nañ yàlla dogal na dugg nañ ci ñi nga xam ne fépp ci Tivaouane képp kuy tabax rek fa nga war a am kayit jaar nañ fa Thiès noonu Pambal noonu Serif Lo noonu mais ñoom ñëpp la Samba Seye wax ci PMC biñ ko dëppee micro nan ñëpp digluwaat yi mu wax loolu lépp sommation yaa ngi nii bii Serif Lo la bii urbanisme bu Tivaouane la bii maire bu Tivaouane la ñoom ñëpp nee nañ ñu amul benn lotissement bu irrégulier fii ci Bouleyda amul waaw lotissement bu régulier ci Bouleyda amul waaw turu Samba Seye figuré wu fa kon loolu doy na waar kon léegi fan la tribunal sukkandiku ba jox Samba Seye ci ay juróomi parcelle juróomi benn ba fukki parcelle ci dëgg loolu moo ñu jaaxal loolu moo tax ñu dajaloo fii waaw xam naa am na loo xam nag nañ ko bàyyi waaw ñu bàyyi koog suñu kilifa yi ñu leeral ko parce que am na ñu ngi ci alamaan ay 20 millions 900 mille waaw. waaw andi na décision tribunal loolu moom xam naa ko andi na décision tribunal bi mu ñëwee nag waa koñ bi dañ leen noo bàyyi leen noonu bu leen ci wax ñun ci leen formé benn collectif bu tudd les collectifs des habitants de Bouleyda parce que du terrain rek a ñu ñor Bouleyda yeneen ak yeneen dinañ ko réglé suñu koñ bi parce que ñun Tivaouane ñoo mën a réglé li fi nekk bi yàlla dogalee ñu jóg ànd ak suñuy kilifa ñu jóg ñu ngi ci ginnaaw ñoom duñ feeñ nangoo sax feeñ ci mbir mi bi ñu jógee dem nañ fépp foo nga xam ne rek tribunal boo la dee jox dëgg rek war naa saisir ñooñu ñëpp sama xalaat bu gàtt mais yàlla dogal na ni ñooñu ñëpp nee nañ amul fenn fu Samba Seye figuré woo fii ci zone bitiw kon loolu doy na waar waaw loolu. ba léegi nangu ko wax bari na doo waxee mun la bari na digluwaat leen PMC
am na fa ko Pape Moussa di laajee mu ne ko ñaata partenaire dégg naa mu ne ëpp na loolu waaw mais non ci la nekk ci ay caaxaan la nekk Samba na jël ay kayitam teg ñun ñu jël suñuy kayit teg di ngeen xam ne ci ay caaxaan la nekk ci loolu ngeen koy mën a xamee ci ay caaxaan la nekk xam nga yow caaxaan mënta weesu nit koo xam day góorgóorlu ñii ay surga lañu ñii ay emprunté lañu góorgóorlu ba jënd seen i kër tabax ba def seen âge nga ñëw andi say bulldozer toj ko. donc yor ay papiers administratifs moom la waaw ñu ngi ci saisir nañ sunu avocat incha allah bientôt rek dinañ ñu ngi dugal plainte bi dañ ne woon bala ñu ci def nañ woo Tivaouane ñu leeral leen parce que boobaak léegi yàgg na ca déggu leen ni waa bu lay wax dara mais bëgg ñoo wax ci lu xamul dara léegi nag li ñuy wax ni dañ koo teg ci lu wër ci ay kayit yu wóor mi ngi nii képp ku ci bëgg a xool rek mi ngi nii ci ay kayit ay def ay sommation ci mairie Tivaouane parce que suuf si bi ñu koy am ñun ci compétence Serif Lo la bokkoon boobu Serif Lo moom fii 2009 ci la duggee mairie Tivaouane waaw léegi nag loolu ñu ngi ci ñoom ñëpp saisir nañ leen mais amul incha allah loolu moom ñu ngi ci ak moom te ci carton yàlla moom tribunal moom ñun wóolu nañ suñu justice quoi ñun wóolu nañ suñu justice waaw parce que xam nañ ci lu mu nekk waaw ñun xam nañ fi ñuy teg suñu tànk waaw moom na mu def ba tribunal jox ko dëgg non loolu moom ku mu doonoon tribunal jox la dëgg waaw parce que ay kayiti administratif lay yóbbu ay kayitu maire yi lay yóbbu ay tappale la mi ngi nii firnde yaa ngi nii maire Tivaouane wax na ku am Tivaouane kër xanaa ci maire ba nga koy jële wala urbanisme wala nga dem Serif Lo bu fekkee suñu côté bi Serif Lo la ne woon te jamono jooja ñoom ñëpp nee nañu waaw turam figurul fenn ci amul nee na yor na délibération waaw xañ na waaw délibération peut-être waaw loolu mënut a doon lu dul faux usage loolu mënut a doon lu dul faux waaw mënul doon lu dul faux waaw ñu jox sunu grand mas bu ñu paree chef de quartier sànni ci bismillah ñu def direct garaawul am na ay jaw am na garaawul Bonjour les habitants de Boulaïda. On est là aujourd'hui pour éclairer les populations de Tivaouane, surtout celles de Boulaïda, dont une partie ignore certaines informations. On est là pour aussi rendre très clair le litige contre un certain Samba Sey. Samba Sey est venu une fois avec un policier arrêter des travaux au niveau de Boulaïda. Mais en janvier 2021, quand il est venu accompagné de policiers, il a démoli des maisons, dont une photo est là. On l'a vu dans les réseaux sociaux. Des jeunes étaient mobilisés pour en coudre avec lui. Mais des gens responsables ont dit que comme on est dans un pays de droit, on ne va pas laisser ces jeunes-là faire. On a créé un collectif des habitants de Boulaïda. On a rédigé des lettres d'information. On s'est rendu à la mairie. L'adjoint au maire nous a reçus. On s'est rendu à l'urbanisme. C'est le chef de service lui-même qui nous a reçus. On s'est rendu au commissariat. C'est le commissaire lui-même qui nous a reçus. On est allé voir le préfet, c'est lui qui nous a reçus. Et à chaque fois, on a déposé là-bas, au niveau de chaque
rencontre, on a laissé là-bas une lettre d'information. Autre chose, quand M. Sey est venu à la recherche d'une parcelle numéro 94, qu'il avait déjà vendue à un sieur dénommé Moussa Mbaye, dont l'acte administratif photocopié est là. On a dit, il y a donc des choses très louches avec M. Samba Sey et son complice Habib Kébé. On a commis un avocat et un huissier et on a demandé de faire des sommations interpellatives. Vous avez ici une sommation interpellation adressée à Chérif Lo, à la commune de Chérif Lo. Ils ont répondu et signé et ils ont mis leur cachet. Ils nous ont fait savoir que M. Sey ne figure pas au niveau des registres de Chérif Lo. Le lotissement dont il parle, la commune de Chérif Lo ne le connaissait pas. On a donné une lettre aussi interpellative à la commune de Tivaouane. Eux aussi, ils nous ont fait savoir, ils ont répondu que ce lotissement-là n'existe pas dans le registre, que le nom de Samba Sey n'apparaissait pas dans le registre. Une autre lettre interpellative est adressée à la commune au chef de l'urbanisme. Il a répondu ici et il a mis son cachet. Qu'est-ce qu'il a écrit ici? Il a dit que c'est un lotissement irrégulier et que Samba Sey ne figurait pas dans le registre. Après échange avec notre avocat, on a dit que M. Samba Sey, durant tout ce temps-là, a berné la justice en présentant à la justice des documents faux. Nous, maintenant, population de Boulaïda, on a réorienté notre avocat et on lui a demandé de déposer une plainte contre usage, pour faux et usage de faux. Cette plainte-là est en train d'être rédigée et elle va être déposée. Et nous attendons, parce que nous avons confiance en notre justice, que les premiers jugements qui avaient été donnés, dont les procès-verbaux sont en train d'être brandis par M. Sey, que ces jugements-là vont être repris. Et je pense bien que quand quelqu'un vous présente des documents faux et que vous jugez par faux et que les gens amènent des preuves que c'était des documents faux, je pense que le jugement-là devrait être repris. Donc, c'est les informations que M. Massamba, responsable chargé des relations extérieures, que ce sont ces informations que je voulais vraiment porter à la connaissance de tous. Je vous remercie de votre attention. ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant di nuyu waa Tivaouane yëpp di ci jiital suñu papa suñu wasila di Serigne Babacar Sy Mansour man nag moom laay jiital ci wax ji parce que li ma bëgg mooy mu dimbali ñu te yàlla tax wax ci parce que bu ci waxee rek lépp faju du nuyu tamit waa Boulaïda yëpp ak taxawaay bi nga xam ni taxaw nañ ko fii di wax ni Boulaïda gii daanaka li ko wër yëpp toolu cosaan yëpp lu ci bëri man xam naa ko xam naa tool yi ñu ko cosaanoo ak ñu ko moom loolu yàlla def na ko ba nga xam ni Samba Sey mii ñuy waxal man am naa ci firnde yu leer ni moom amu fi dara day tappalaatu rek ñaara bu jotee nit sax balaa mën a wax ak nit kooku day fexe ba gis këyitu këram mën koo gannaawu ci loolu yooyu lay def ñun xam nañ ko bu baax a baax a baax yàgg nañ fi man daanaka 93 ba léegi maa ngi fii ci suuf si ñi fi tabax ñëpp kenn ku ci nekk bi ngay tabax fi nga ma fekk ma samp sama néegu ñax dëkk fi kon xam naa fi bu baax a baax a baax a baax a baax li may wax moo bañ a gudd rek di gàttal di ñaan yàlla lii nga xam ne ñu ngi koy sumb ñu jot ci
yàlla defal ñu ci suutura ak ndox mu sedd di wax daal bëgg nañ képp koo xam ne nii kilifa nga ci Tiwaawan nga dimbali ñu wax ci Samba Seye mii dimbali ñu ci Samba Seye parce que Samba Seye ak Habib Kébé parce que Habib Kébé moom complice am la dañuy jël benn parcelle jaay ko ñaari nit man dama ci teg sama bët te plan yi ñu fi jot a indi man plan yëpp gis naa ko Chérif Lo moo ñu lotiseel te Chérif Lo xanaa li mu lotise baax na géomètre yi ko doon lotise ñi ngi fi xam nañ ko waaye daanaka li ko gën a jaxase ñoom sax ñoom géomètre yi nga xam ni ñooy lotise Tiwaawan ñoom ñoo yàq Tiwaawan loolu moom ko yóbbu bàyyi ko xel géomètre yi courtier yi tant que waxuñu ci jóguñu ci Tiwaawan day gën a jaxasoo rek waaye ñun Boulaye gi bu neexee yàlla incha allahu buñ ci kilifa yi dimbalee baax na buñ ci kilifa yi dimbalewut dinañ def suñuy pexe ba Samba Seye moom dina fi jóge wasalaamaaleykum wa rahmatullah